اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. suñu baay suñu directeur d'école un homme de dimension exceptionnelle tant sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan pédagogique, mais sur le plan de l'humain. Mbaye Guèye ku ko xam ci Kër Madiabel xam nga ni il a joué un rôle déterminant en tant que père de famille, en tant qu'enseignant, en tant que directeur chevronné émérite, mais en tant qu'homme social. Kon kooku rendre ko hommage, c'est rendre à César ce qui appartient à César. su ko waay waxee. kon lii njukkal ko dafa nekk lu war. ñu ngi sant yàlla nag ba yàlla mayee la création benn structure bu ñuy wax Kër Madiabel diaspora. mooy ay doomi Kër Madiabel yu sax ab kuréel mais day yëngatu rek pour lépp loo xam ni dafa la jëmale Kër Madiabel kanam. ñu koy santaan nag ba mu defee seen i xol ak seen xel idée ñu ñëw sargal suñu baay yi toog loolu yaakaar naa ne ça doit être magnifié par la population Kër Madiabel dans son intégralité waaye par toute la région de Kaolack par tout le Sénégal pour qui connaît le doyen Mbaye Guèye. Nous avons fait nos premières civilités, nos premiers pas sous son magistère à l'école de Kër Madiabel. mu nekkoon maître nekkoon directeur mais nekkoon bàyyi ndax en dehors de l'école lépp loo xam ne nii tey jii ñu ngi doon jànkuwanteeg moom day ñëw taxaw ci bu dee lu jub la mu nga ñu si encouragé suñu si bu fekkee lu jubul la mu dim ñu si moom seen wecc teg ñu si yoon bu rafet kon Mbaye Guèye dundal 150 ans yal na yàlla gën a fekk soo fan kontaan nañ ci delloo ko dugal waaye nag kuréel bi nga xam ne moo koy delloo njukkal mu ngi tudd Kër Madiabel diaspora mu am structuration moo tax incha allah su ma paree avant ñuy jàng xam bi ñu ngi jégalu nag ci xaar métti na waaye nag yaakaar naa nit ki jar na ko fi ñu koy dafa jar na loolu jar na xaatee ba 5 heures bu ñu paree kon dinañ jox ki nga xam ne moo jiite structure bi muy monsieur Amadou Kane mu sànni ci ay kaddu ñu jox monsieur le secrétaire général mu sànni ci ay kaddu moom it pour wax activités yi nga xam ni moom la Kër Madiabel diaspora def ñaari at yi ñu ko créé waaye ñu jox kenn koo xam ne nii day wax à la dimension de l'homme muy sunu doyen sunu grand Brahim Sylla moom lañ koy jox mu wax ci Mbaye Guèye bu ñu paree nag franchement képp koo xam ne nii ci famille bi war ngaa mën a jël kaddu def sa témoignage ci nit ki parce que wax naa leen ne moom homme professionnel la waaye homme social la mais homme familial la aussi parce que am na njabootam ci njaboot bi ku ci war a mën a wax ñu jox la kàddu nga def ay témoignage ci moom bu ñu paree vraiment jàng xam bi ñaanalante vraiment tasaaroo. defe naa daal programme su ma juumul nii ngeen waxee ne naa ko présenté. yan teewlu jàng xam.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم اجعلنا بالقران الكريم ونفعنا بالايات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سلكت فيه من الايات وذكرنا بما سلكت فيه من المصلات وكفر بتلاوتها الى السيئات انك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته بلسان او نسيان أو تحريف أو تقليل أو تأكيد أو زيادة أو مثال أو تعرف لنا غير ما أنزلته أو تعرف على غير ما أنزلته أو تعرف عند تلاوته أو كسر أو ذوق اللسان أو خوف بغير مغفر أو إقرار بغير مرقد أو إسرار بغير بيان أو توفينا أنا التوالي والتوالي والنعوذ بالأذان واخترنا وكل من فناه مجديا حقه مع الآثار والقلب واللسان وهب لنا فيها الخير والشهادة والبسنة والأمان ولا تختمنا بالسعي والدلالة والطغيان ونقينا قبل المنايا من نوم الغفلة والخسران وعلمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكد الملك الجيران وبرئ وجوهنا يوم البأس فاتح رقابنا من النيران وولي كتابنا ويسر رزقنا وسطر ميزاننا بالحسنات وصفر أقدامنا على الصراط واسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا من قلبك يا ديان اللهم اكتب القرآن العظيم على قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهر همومنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعل لنا في وسائبنا في المهدى ومصباحنا في الظلمة وعافينا في الحياة ومنقذنا في الفتنة وأرسلنا من زيت وخير الأعداء يا رحمن الرحيم اللهم اختم بسعادة آجالنا وكل بجنة أعمالنا واغفر بالعافية مدننا وآثارنا واجعل إلى رحمتك المسير معنا واصبر سجد أمرك عن ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجتهواك زادنا وسقنا بك ذكرنا واعتقادنا واغفرنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صلاة ما قرأناه ونور ما تلوناه من روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومصائبنا إلى أرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. asalaamaaleykum mbooloo mi nuyu naa leen ci nuyoo bu gën a sell mu di asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. ñun de tey suñu kilifa lañ fi fekk suñu waxtu ci gudd di ñaanal yàlla képp ku fi ñëwoon ànd ceeg tawat képp ku ci ñëwoon ak parce que aussi am man sama xol dafa sedd ba aw ma les mots pour parler très sincèrement waaye lii aussi Kër Madiabel diaspora bi ma jiitee ay nit ñoo am xelaat bi ci monsieur Guèye ne dañ koy def suñu porte parole groupe mu ngi fii te xam naa ne foofu rek laa koy bàyyi man de sama xol dafa fees dafa sedd ba je ne trouve même pas les mots pour parler très sincèrement maa ngi leen di ñaanal jàmm te lii daal bu ma sañoon it du yem ci biir yoon rek danañ ko féddali annuellement dinañ koy defal suñu góor gi toog di Serigne di Babacar Mbaye Guèye sant naa leen gërëm naa leen merci beaucoup Ali Dioum. donc sans tarder monsieur le secrétaire général ñu jox la kàddu gi nga présenter toutes les activités vraiment de Kër Madiabel diaspora depuis sa création jusqu'à nos jours il y a 2 ans je passe bien merci.
merci monsieur le modérateur Ali Dioum ñu ngi lay béggee lool sa kàddu rafet na sa modération aussi rafet na comme ni nga ko waxee damay topp ci tànk président Amadou Kane membre du bureau ñu ngi fi notamment le trésorier Ablaye Dia la vice-présidente Ndeye Marème Diagne ak monsieur Barlo bi nga xam ne nii mu ngi ci bureau bi ak membre Kër Madiabel diaspora yi nga xam ne nii seen liggéey rafet na lool ci lépp lu ñuy def notamment Mbodja Cheikh Nali ak autres ñu bëri ñu ngi ñuy suivre parce que événement bi dañ ko def ci YouTube buggu ëllëg ñu def lien bi ba képp ku ko bugg a seetaanaat nga seetaan ko pour rek immortaliser ko parce que kiñ koy defal moo ko jar muy jëmm joo xam ne nii kër goo dem ci Kër Madiabel mu nga fa ndax formé na n'importe qui ci Kër Madiabel ñëpp tasaaroo ci biir dëkk bi mu des fi yokkaat ñu sur le plan ressources humaines ndax njabootam yëpp ñu ngi Kër Madiabel di jëflanteeg nit ñi ci jëflante bu gën a rafet donc foofu lay commencé di wax ne nag lii Kër Madiabel diaspora moo ko initié Kër Madiabel diaspora nag association la boo xam ne ni sunuy doomu dëkk yu dëkk Gambie ku ñuy wax El Hadji Ndiaye ñu koy wax Aji Ndiaye moom moo ko xelaat ak ñi fa nekkoon ñoom Yaya Diallo El Hadji Yaya Diallo biñ ko xelaatee ñëw fekk si ñu fii wax ñu ko ñu ànd ak ñoom di ci liggéey Amadou Kane président 90% des membres de Kër Madiabel diaspora moom moo leen enrôlé dugal leen ci Kër Madiabel diaspora ci xelaat bi ñëpp nangu ko rafetlu ko biñ commencé ba léegi nag kilifa yu bari ñu ngi ci ànd ak ñun Fata Kane sunu mbokk mu ngi ci biir Pape Dramé sunu mbokk di doomu dëkk bi mu ngi ci biir Sidi Lamine Ndiaye doomu dëkk bi doomu sunu Papa Ndiaga Ndiaye mu ngi ci biir pour ne citer que ñooñu ndax ñun ñëpp ñu ngi ci man mii di wax maay Serigne Mbaye Thiam doomu Ablaye Thiam bu kër Abdou Jafe man maay nekk secrétaire général bi donc pour continuer Kër Madiabel diaspora li ko tax a jóg mooy ànd ak waa Kër Madiabel pour defar Kër Madiabel li ci indi diaspora mooy doomi dëkk bi dañoo tasaaroo ci àddina bi ñëpp képp kuñ ci jokk te nga nangul ñu rek yaa ngi ci biir kon moo tax ñu tuddee ko Kër Madiabel ak li ko wër lii mooy tur bi suñu doyen Baram Silla suñu doyen Ousmane Thiam domaine ñoom ñëpp ñu ngi ci biir Kër Madiabel diaspora Barham Thiam Arabie Saoudite moom itamit mu ngi ci biir mënuma lim ñëpp ndax ku lim doo juum da nga dul matal te xalangu dajul suuf Kër Madiabel diaspora dañ ko commencé nag ne nañ defar dëkk bi ci noonu li ñu njëkkee mooy dañoo gisoon armeel yi mur yi di daanu porte yi di yàqu xar yi di fi dugg ak bëy ñu ne loolu rafetul benn doomu Kër Madiabel diaspora jóg yónnee ñu 100 000 francs ne bu doyul ma dolli mur bi daanu defar leen ko ñu defar ko porte yi màbb ngeen génne leen dem yóbbu leen defar leen ñu yóbbu ko defar la ko képp kuñ ci yóbbu ne nañ defar si yow it def nga ci sa wàll boo ñu waroon fayee ko junne nga ne bu ngeen ma joxee 2 téeméer ma defar kon Kër Madiabel yépp def nañ si biñ defaree armeel yi ba pare tëj ko ñu jógee fa nag ñu ne ñu benn doomu Kër Madiabel diaspora jógati ne ñu jàkka yi ak jumaa yi de léegoo léeg dañuy manqué ventilo kon bu ngeen leen mënee jox ay ventilo ngeen jox leen boobu mooy suñ 2e action ñu jóg jënd ay ventilo jox ko ñett yi ñu jox ko jumaa Alaaji Barham ñett yi ñu jox ko jumaa bi suñu kilifa Papa Mbaye Dramé di jiite mu desoon benn ñu jox ko jumaa suñu papa Keba Sarr yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñoom ñi jiitu noonu yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen xare leen àjjana bi ñu jógee ci action boobu ay nit feebar nañ fi ci dëkk bi sàkku ndimbal ñu génnee encore dimbale leen lépp ci sutura jox leen xaalis bu laajee faj ñu faj leen biñ jógee ci boobu ñu dellu si waat ci benn xale boo xam ne ni 12 ans 13 ans la am ci jamono biñ ko doon def muy jàngee CM communal ay waajuram ñu ngi ñuy dégg ñu laaj ndimbal ci xale boobu parce que dafa amoon tumeur lombaire moom la amoon
ñu ne dañ ko war a opérer te balaa ñu koy opérer dañ koy war a defal lu ñuy wax visite pré-anesthésie saytu ko ba xam ndax attan na opération bi. ci loolu Kër Madiabel diaspora yëpp mobilisé wu nit ñi génnewaat ci seen poos kees ba lañ ci amoon aussi ñu génne ko dajale ko ba mat 1,100,000 et quelques ñu jël xale boobu man maa ànd ak moom durant 9 mois de l'année di dem ak moom visite pré-anesthésie visite après visite ba ñu gis ne mën nañ ko opérer ñu opérer ko man maa fa teewoon sa opération bi ànd ak njabootam famille am biñ ko opérer ñu entrer ko assurer charge yi yëpp loolu it mbooleem membre Kër Madiabel diaspora def ci mëninam ñi nekk ci wàllu hôpital dimbale nañ ñu bañ am lu ndimbalu hôpital ba wàññil ñu charge yi parce que waroon na mën a gën a diis kenn ku nekk ci Kër Madiabel diaspora def ci sa doole def ci sa xalaat def ci sa ñaq xale boobu opéré nañ ko faj ko ba mu wér ñu jël ko delloo ko ay waajuram li desoon ci xaalis bi jour boobu ñu jël ko teg ko ci loxoy waajuram ne nañ continuer di ko saytu xale boobu alhamdulilah mu ngi jàngaat ren mu ngi dëkk fii Léona te ñëpp xam nañ ko ñi nekkoon ci groupe boobu et bi ñu jógee ci loolu tam macha allah ñu ne nag léegi lu ñuy defaat ñu ne nag ñun de doyen Guèye di sunu papa Mbaye Babacar Guèye ñun ñi ñëpp ci loxoom lañ jaar ñi nekk ci groupe boobu ñu nekk ñu bari jaar nañ ci loxoom am na ñoo xam ne ni tey presque retraité nañ wala jege nañ retraite waaye am nañ ay promotion yu 10 yoo xam ne ni jiite nañ ay banque yu mag ci réew mi ay mbootaay yu mag ci réew mi yoo xam ne ay imam ñu ngi ci bokk ak it daraja bu nekk bu gën a rafet ñooñu noonu am nañ ko ci biir dëkk bi ñu xalaat aussi ñi nga xam ne ni ñoo ànd ak sunu doyen Babacar Mbaye Guèye ku mel ni sunu papa Ousseynou Mbow député koo xam ne ni Kër Madiabel yëpp ràññee nañ ko mu jàngale ci ron doyen Mbaye Guèye te mu tagg ko wax ñu wax yu kaddu yu rafet ci moom ba muy def CAP nam ko daan taxawoo kon ñu mel noonu doyen El Hadj Diop la même chose doyen Séniba ñun créé nañ groupe boo xam ne nii dañ ci regroupé dépp doomu Kër Madiabel bu Séniba mos a jàngal ñu ngi am groupe boobu di ci yëngatu groupe boobu aussi def nañ ci seen participation bu dëgër képp lépp lu waaye am def na ko ci pour wane kan mooy doyen Babacar Mbaye Guèye Kër Madiabel diaspora foofu la sukkandeku nag mu ne kilifa googu ñun de gëmmuñu rendre hommage à titre posthume pour ñu déggul tubaab mooy xaar ba nit dëddu la nga koy delloo njukkal ñun gëmuñ loolu même su fekkee dinañ koy def léegoo-léeg du mën a ñàkk waaye lii lañ gëm di rendre hommage nit mu lay xool nga koy xool ngay wax mu lay dégg kontaante boobu ñun ñëpp dañ ci kontaante xam nañ ne moom kontaan na ci njabootam aussi vraiment ñun xam nañ ne kontaan nañ ci ndax depuis bi ñu sumbee lii fakkastaluñu del rafetlu nañ ko ànd ci ak ñun kon foofu lañ fay ñëw ci ngërmande ñëpp et Kër Madiabel diaspora donc ci action bii la mujjee te ñaanul yàlla yemale ko foofu dañu bëgg continuer di wër dëkk bi lépp lu rafet lu dëkk bi di def mënuñ ko matal ñun kese waaye lépp lu nit di def ñu yëg ko dinañ ci dugal suñu loxo te lépp lu ñuy defit ñun ñaan nañ ñëpp ñu dugal ci seen loxo ndax dëkk tool la bu rëy boo xam ne ni taw bi daf ci taw bër bu set amul nawet ak noor taw tout le temps la taw boobu nag lim laaj mooy tey illeer di bay te taay te ñun ci loolu lañ dugg loolu lañ gëm te loolu la ñuy ñaan ñëpp ñaanal ñu ci ñu réussir ko Kër Madiabel diaspora daal moo leen doon nuyu di sargal suñu doyen Guèye pour nag mën a jox kàddu gi modérateur mu continuer ñu continuer suñu journée. voilà texte bii nii Pape Babacar Dramé moo ko def pour doyen Guèye donc texte bii mën nañ ko jox le modérateur Ali Dioum mu lire ko ñu xam ne Pape Babacar Mbaye Dramé moom moo ko def jagleel ko enseignant am directeur am baayam bi nga xam ne ni taxawu na ko te mu daan ànd ak njabootam rafetoog ñoom lool mos na ko wax ne ko mu ne daf doon te perturbé di perturbé doyen Guèye ñëw ba këram si Pa Keba Ba mu ne ko waxal kii Pape Dramé mi ne ko moom yow yaay borom dëkk bi waaye nag ñun ñoo këli élif école bi ne réglé ñu jàng waaw ñun mu réussir rek lañ bëgg
mu ne moom loolu ba léegi daf koy xalaat di ko reetaanloo kon Papa Gueye jaaraama merci beaucoup macha allah. taalibeem bu yàgg muy monsieur Babacar Dramé bind jëmale ko ci moom mu ne hommage à un monument de l'école ñu ngi sargal koo xam ne léppam da ko jox école. Je chante par la magie du verbe la gloire d'un grand homme. Un grand homme témoin de l'histoire. L'histoire de tant d'élèves dont il a construit la réussite. Tel un orfèvre patient, méticuleux et ingénieux. Qui plus que moi devrait chanter la gloire de cet éducateur fascinant qui a toujours supporté nos caprices d'élèves, souvent perturbateurs, avec générosité, délicatesse et patience. Aujourd'hui, nous fermons les yeux, flux et reflux de souvenirs, suscitant en nous un sentiment de gratitude et de devoir à assumer. L'heure d'honorer ce grand monsieur dans nos terroirs a sonné. Paissons tous nos koras, frappons les balafons pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, pour l'honneur d'un sauveur qui nous a sortis des ténèbres, effectivement. Les ténèbres de l'ignorance avec son cortège d'incertitudes. Par ma plume trempée dans un océan de souvenirs, j'exprime avec fierté la reconnaissance de plusieurs générations, désireuses de porter au pinacle un héros au parcours béni. C'est vraiment un héros. Ça, tout le monde le sait. Ayant fabriqué de ses mains expertes une kyrielle d'experts. Yaakaar naa ne loolu c'est perceptible à travers tout Kër Madiabel. Oh Allah, par ton pouvoir discrétionnaire et ta miséricorde infinie, qu'il soit accordé à l'honorable doyen et maître Babacar Gueye le privilège de vivre encore très longtemps parmi nous. Amin. Dans la joie et la plénitude de ses moyens physiques et spirituels. Babacar Gueye, ton ancien élève devenu expert financier, DES, audit comptable, financier et fiscal, master 2 en politique économique et analyse économique de projet, certifié HC, Paris en management des activités humaines, banquier islamique, M. Babacar Dramé. Lii la bind. Lii moom hommage boo xam ne la vraiment c'est un hommage poignant. dugg na trop ci xol yi. ak kenn li nga xam ne comprendre ko ci xam na liy wax ci kii amul lenn lu mu ci inventé. ndax nee na kii dafa nekk koo xam ne nii au-delà du maître d'école kii était nekkoon na lépp nekkoon na bàyyi nekkoon na koo xam ne nii daf ñu doon guider ba loolu moo tax tey jii mu former n'importe qui te nekk doomi Kër Madiabel kon kooku ñu ngi koy ñaanal œuvre ba mu def yal na ko yàlla fay tabal ko encore si njabootam te di ko ñaanal yàlla ci màggaayam ci mbaaxam ci yaatuwaayam mu bàyyi ko mu dundaat ak ñun ba nga xam ne nii vraiment dund bi sàppi na ko mu daagu dem aljanna ñu loolu lañ ko ñaanal jërëjëf Guèye merci beaucoup. pour laa biir moom itam xam bu baax doyen Guèye Alaaji Daouda Diallo bi nga xam ne ku baax la lépp loo ko war rek ma nga ca loo ko war sax mu ñëw ñu di ko ñaanal jàmm moom itam di nuyu Alaaji Pape Boy di nuyu sama xarit Alaaji Ali Diawo waaye di nuyu madame Diop mi nga xam ne bi nga ko gisee rek suñ xel dem ci suñ mbokk mu baax ma Alaaji Sakho Diop moom itam nekkoon fi def lu baax waaye tey lu baax ko daan def da nga yokk di nuyu suñ grand bële Amadou Bele di nuyu ku baax di nuyu représentant maire de la commune de Kër Madiabel nga xam ne moo ko fi teewal muy Abdoulaye Diatta moom itam yónnee fi ndaw nga xam ne couche yëpp Kër Madiabel ñu bëri ñëw nañ di nuyu El Hadj Ibrahima Thiam Baye di nuyu El Hadj Ousmane imam di nuyu imam yëpp waa Thiarène ñeeg ñëpp ñu fi dajee maa ngi leen nuyu di leen seen tool seen sant di leen wax ne tey yokk ngeen nit ñi ñu gën a góorgóorlu yéen xale yi. Kër Madiabel diaspora bi ma jógee ci àll bi ñëw ñib si El Hadj Ousmane Thiam moomu oo sama xarit ne ma damaa bëgg nga dugg ci Kër Madiabel diaspora ma ne ko lii loolu mu ne ma benn association la bu doomi Kër Madiabel yi bokk ma ne kon bokk naa parce que man foofu la Kër Madiabel laa dëkk moom laa gëm moom la bëgg alors mu boole ma ca ma fekk si ay xale ku mel ni président Kane ku mel ni Thiam secrétaire général porte parole di sama doom ku mel ni Mbodja ak keneen ak keneen mënu maa lim ñëpp ku mel ni sëñ Dioum mënu maa lim ñëpp mu nekk association bu dëgër léegi bu bëri mbooloo macha allah waaye xale yu jub
xale yu baax parce que ko nekkal 2 ans et quelque di leen suivre di mag di leen xool xam nga nu ñu mel kon bala maa wax kenn lu baax ci yéen laay njëkkee parce que moom laa gis ci yéen maa ngi fàtte itam dama nuyu le grand communicateur Doudou Mboub muy kilifa moom itam ci dëkk bi Kër Madiabel kilifa yi fi nekk kër mënu leen lim waaye nag kilifa lu fi yàgg la man su may lim kilifaay dëkk bi damay njëkkee toujours ci Amadou Diagne Clémenceau nga xam ne nga fa indi affectation mu ñëw ci dëkk bi tekki fii nekk fi bu baax ba doomam nekk grand sëriñ de Dakar fii ci Dakar te Kër Madiabel gii la nekkoon fii lañ ko rob mi ngi ci armeel yi loolu lu jara seet la bala ngaa tagg kenn moom itam noonu la fi ñëwee woon bëri ay cadre yi fi ñëwoon ay kilifa yi fi ñëwoon jàngale si maa di Traoré et cetera nga xam ne tey kër yu bëri ñu ngi fa nekk tey boo fa duggee fekk fay turandooram nga waaye nag ñi nga xam ne moo ñu dagale tey di doyen Guèye mbaaxam kenn xamul fu mu toll li ngeen defu leen ko doyen Guèye yéen ko defal waa Kër Madiabel yëpp parce que doyen Guèye waa Kër Madiabel la yàlla may na ko njaboot mu jël njaboot gi def ko jox ko Kër Madiabel njaboot gu tekki njaboot gu baax boo demee sama kër tey maa ngi dem suñu kër tey da nga fa fekk ay Amadou Guèye doomam loolu mbaax rek moo koy maye ñu sant yàlla bu baax a baax ci moom di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla may fanu gudd yàlla na ko yàlla may wér yàlla na fi yàgg lool yàgg gite njabootam yàgg gite Kër Madiabel muy nit ku ñàkk caaxaan doyen Guèye noonu ma amee xam-xam noonu mu laayee biir noonu la ñàkkee caaxaan damay sell ci moom sax bu njëkk bañ nekkee gën a nekk ndaw mu fekk ñu fi bu naan booy bëreet ak moom boo sàccee yow mu fa rek moom mu ne déedéet non je n'ai pas ça booy bëreet ak moom defal ndànk boo sàccee rek mu wax la ko waaw non je n'ai pas ça amoon na benn instituteur bu ñuy wax am Ousmane Diack sama grand frère la suñu wax xam na ko dafa gaawoon loolu ci sàcc ci bëlut waaye daawul faral dama faral doyen parce que doyen nanga lu ko sàcc xam nga ne ku jub ba booy bëreet ak moom far war a gañ mu ne bul sàcc xam nga kooku nit ku baax mënu koo romb eh bien alors muy nit ku bëri diine muy nit ku am l'islam nag moo am solo nit ki boo baaxee foo dem dëkk fa ganeewul jamono Kër Madiabel comme ñun suñu bàyyi ñun ñëpp ñu fi mag am 100 ans jëm kaw amul kenn ku fi sa bàyyi ganee jamono Kër Madiabel dañ fay ñëw rek nekk fii am fi doom ñu tekki fii moom mu tekki fii ba far dëkk fi lii léegi moo ñu dagale Kër Madiabel ab dëkk dox dajee la boo xam ne d'accord amoon na borom di Madiabel ak i bokkam waaye nag ñi ci ëpp doole 90% yi danoo jékko yeneen dëkk ñëw ci moom ci la bokk waaye di nit ku baax di nit ku laabiir di nit ku am lislaam di nit ku ñàkk caaxaan waxoon naa la ko léegi nit koo xam ne ba mu fi ñëwee ba léegi kenn attewu ko kenn déggul mu wax kenn lu ñaaw lu am solo ngi noonu ci nit ki da ngay romb nit ñi sax waaye léegi nga sànni leen benn baat bokku ca sonalul kenn waaye li gën a yéeme alalam bokk ñëpp ko moom loolu lu am solo la liggéey na fi dimbali na fi ñu bëri ci secret parce que ndimbal bi gën a baax mooy secret moom mii dafa dimbal doomu aadama may lool ci secret merci beaucoup Waly Diaw sama pël bi dama xam ne dafa ko xaw a daanu parce que xam na bu baax doyen Guèye moom Waly Diaw li muy nekk pël ngeen baal ma nag sama kàlla moom nit ku baax la moom doyen Guèye Waly Diaw dana ma léegi day topp kër yi di nuyoo di maslaa ak ñoom di leen ziyaara loolu kooku oyof yombul quoi may ñaax gone yi ne leen bu ëllëgee na ngeen di def lu mel nii lii moo am solo wax ngeen ko léegi doomu aadama boo koy def ak moom da koy defal ba muy teew ndax xolam bég nit ku baax bu demee ba dëddu la loo ko defal di ko gis xamul tax day am na ko gën a bég ku dem àjjana lay xoolati waaye kuy dund nga di ko xool mu di la xool defal ko teraanga ba mel nii Kër Madiabel dajee ku fi baax kilifaay dëkk bi yëpp dajee fi tey ñu ñooy kilifaay dëkk bi ñi ñooy doomi kilifaay dëkk bi Kër Madiabel mosul des gannaaw dëkk bu baax dëkk bu déggoo la nekkoon Kër Madiabel mooy dëkk boo xam ne ak li ko wër yëpp nekk benn am jàmm am xéewal am sutura di dimbalal guddi boo bokkee ci kër gu mel ni man néew doole da ngay xam lan mooy dimbalal guddi coog ba digg guddi mag fëgg sa kër génnee benn lim bu bari jox la mbaa mu génnee dugub jox la mbaa mu gënee ceeb jox la boo néew daal di ko fàtte bu càdd bi te am na Kër Madiabel loola ci la doyen Guèye mi bokk jàngalekat yi bëri nañ ca Madiop Diop da moo fi njëkk a décolle ci Kër Madiabel ba ci suuf tey ñu jël kenn di ko fàttaliku mbaaxam la nit ñi ñàkk ñu fayda waaye bu yoroon ay doom yi xeex ci mbedd yi ak a dóorante ak a saaga ak a xaste ak a def lu bon kenn du ko defal lii doom ja baay ja rek doom jigéen ja ndey ja rek bu la kenn nax nit ku nekk rek la nga nàmp rek moom ngay gàll
mu bokk ci famille bu rëy dala loog ñëpp xam mbaaxam ñëpp boo demee fii ci fu ñu ci jege gi rek laaj famille soxnaam nga xam ne dëgg kii moo baax bala ngaa xam ne moo baax nga xam Khady Diouf ak soxnaam damaa demoon ci benn kër may laajte benn ci kër ga ñu ne xale bi moo baax jabar ji benn jabar suñu benn doom suñu benn xarit may leen kuy yaayam ñu ne Khady Diouf ma ne kii lu muy baax yow itam ak a bon ku doomi Khady Diouf su neexee baax bu ko naqadee baax par force bu baax yooyu jarut di wax gars yi dañu ree bu bëgg dee may leen loolu laa xam bu képp koo gis muy nit ku baax bul sori bul coow ndeyam la wala baayam la foofu la bokk ni mel la doomam mel ni mel la soxnaam mel doyen Guèye yàlla nga fi yàgg yàlla na yàlla may wér yàlla ko ëpp sa njaboot ñaanal lal nag dëkk bi association bii Kër Madiabel Diaspora kenn mënul leen parce que 2 ans 3 ans ngay liggéey amoo benn problème politique dugaloo ci benn xeet dugaloo ci benn ethnie doom loolu yombut lu jafe-jafe la yéen ko fi def yal na yàlla yokk leen tey li ngeen def dafa rafet génn àll dafa métti xam naa ci dara moo def 30 ans et quelque ci àll bi génn ci àll bi di wax ak seen waa dëkk yéen a ko fi créé yéen a ko fi créé Kër Madiabel Diaspora c'est une grande association neen ko xam bu baax a baax di ñe leen di gërëm yéen di gërëm nag ñu nekk à l'extérieur ñoom ñëpp maa ngi di gërëm commencé ci doomi Amadou Bayal Badji baax ji ci laay tàmbalee ba ci suuf bàyyiwuma kenn waa Gambie fi nekk Ousseynou Mbow yow itam na nga ñaanal gone yi kilifa gu laab kilifa gu baax kilifa gu am diine damay wax sax kilifa gu ragal diine boobu dafa ragal boo xam moom sax boo waaju xiir moom moo xam suufee xam nga ne mbaax a tax de yal na yàlla yokk sa mbaax yal na yàlla yàggal la fi yow itam xam naa ne yaa ma gën a xam doyen ngay foofu danaa ñaan sa xale yi même bu dee 2 minutes ñu may ko mu wax ci tuuti ci doyen Guèye ma foofu seen programme waaw parce que boo loo xam-xam waalo saalu gën a xam waalo Alaaji Ousseynou ñi lay ñaanal ñu ñëpp ay njaga yal na yàlla jàppale ngeen ñaanal kilifa gi sa xarit bii Alaaji Daouda borom kuñakaar yi ba ngi lay ñaanal bu baax a baax ku am lislaam ku am diine yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla fay leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nee na dafa dajeeg moom ci jumaa ji dafa machine dafa yàqu mu ne ko machine bi mu ne ko man maam jég mu ne ko machine bi daal jël fanweeri junni moo ko mu ñëw compte fanweeri junni jox ko laaj ci benn dërëm waaw fanweeri junni la compte jox ko mu jënd machine waaw waaju dëgg caax na ngi nii ku ragal micro ngi nii su waxee rek dëgg la mais am na ay congénères yoo xam ne aussi ñoo nekkoon ak moom en tout cas nit la ku liggéey te yàlla ku ko liggéeyal mu fay la te xam ngeen ne macha allah yàlla mu ngi koy fay parce que tey jii njabootam ñun ñu fi doon ñëw di leen fréquenté mosoo fee ñëw ba xam ku ci bokk nit ndey wala baay ñoom ñëpp boo ñëwee dañuy jàpp ñoom ñoo bokk ndey ak baay te lii bi mu xewee bi ñuy waxtaan ak ñoom yar googu ñu fekk si ñoom ak éducation de base boobu ñu installé si ñoom moo tax dara jafewu fi bi ñu waxtaan ak ñoom rek ak Amadou Gueye Alioune dañoo jubóo ci lépp moom nag daf ñoo inspiré parce que tubaab dafa ne l'enseignant passable moom day raconter rek day nettali le bon enseignant il explique le très bon enseignant lui il démontre mais l'excellent enseignant lui il inspire il nous a inspiré li mu ñu inspiré mooy moom directeur d'école woon mais mosul toog ci bureau di signer ay papiers administratifs di remonter ay données di mettre à jour des documents administratifs mais loolu dugg ci classe di jàngale moo doon seen modèle ñun Pape Birane Ndiaye moo ñu la woon mais il ne manquait jamais l'occasion d'entrer dans nos classes di ñu jàngal kon kii daf ñu inspiré man noonu laay jàngalee école 3 ñun ñëpp xam nañ ko maître bu absenté du ma bàyyi mukk ci àddina nga sa élève ñibbi damay dugg sa classe dem jàngale ji kon loolu daf ma inspiré alhamdulilah rabbi alamina léegi nag comme témoignage ñoom ñu ngi dem ñii dafa bokk na ñoom ëttub jàngalekat ñii dafa bokk ñoom ëttub diine ñii dafa bokk ñoom ëttub famille kon ku ci nekk rek boo bëggee joxe sa seede ñu daal la jox micro bi nga wax ci moom parce que kii je crois que fu ñu doon fii suba du jeex Alaaji Ousseynou Mbow yow aussi bëggoon nañ nga jox sa seede comme ni ko gaa ñu waxee donc vous avez la parole. KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49.